2014 bi. mu ne ko en janvier 2014 bii comprendre bii fekk élection amagul woon. parce que élection yi le juin 2014 la amoon. léegi bii nii le conseil municipal ba délibéré woon ngir pour maanaam maire bi signer aménagement terrain boulangerie jaune comprendre pour defar ko voilà aménagement. bii nag la bëgg génne pour muuroo ko bi yàggul bii 20 bi convention de partenariat la ba pare dañoo juum aménagement de la partie restante waxul d'une partie de la partie restante mooy sama terrain bi yëpp ça donc benn partie terrain moom lañ jox Auchan moom lañ jox Auchan fédération yi ñoo àndoon bii nii mooy poste de santé bi ñu tuddee Cheikh Mbaye comprendre yow tey Nafissatou Niang boo xoolee espace bi ñu aménagé noonu moo nekk délibération bii voté wuñu ko te ñoom ñu ngi nekk di def travaux yi léegi ñoom leen dugal pour jëm ko seen xel merci parce que dafa am loo xam ne dafa xew ci suuf lu ñu yëgul ñun terrain bi 7 milliards 500 la boo ko doon 12 000 mètres carrés waaw ok tu vois. asalaamaaleykum mbokku okinfo.com tey nag ñu am mbégte dalalaat leen ci seen émission Sama Town tey ñu am mbégte tamit dalal kii nga xamante ne moom mooy Habib Mboup nekk conseiller municipal à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur nekk fa président de la commission jeunesse et emploi nekk tamit président lii di mouvement Vision Nouvelle nekk tamit candidat aux prochaines élections locales au mois de janvier prochain fii si commune de Mermoz Sacré-Cœur tamit. asalaamaaleykum Ousmane maa ngi lay ziar maa ngi am kontante bu baax ci invitation bi di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyu population sénégalaise di nuyu waa commune Mermoz Sacré-Cœur fii xam ne foofu laay yeewoo di ne nag di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg mbas bii nga xam ne ni mi ngi fii ci biir réew mi di lëmbe yàlla na suñu borom. këpp si saafara bu sedd guy ba ku nekk ngir tëdd hôpital yàlla def tu nga ñibbi sa kër ci jàmm ak salaam. ndax tey boo xoolee commune Mermoz Sacré-Cœur fan yii nii dafa xaw a métti trop tàng trop ci population bi ndax saa yoo yeewoo ñu ne la am na kenn koo xam ne jege na la ku wàññeeku fii ci biir commune bi tey lii commune bi tey defoon mooy dégager budget mooy tey ci denrées alimentaires yi ngir tey ñu mën ko séddalee waa commune bi. mais man dafa am lenn loo xam ne moom laay bañ mooy que tey feebar moo am du question de ay saaku ceeb wala xiif tey nit yii nii feebar ci biir commune Mermoz Sacré-Cœur tey ñooñu war na leen mën a jàppale leneen lu dul jox leen ay lekk ay denrées alimentaires tey je pense que maanaam tey commune bi dañoo waroon décider maanaam ci budget bi ñu dégagé woon pour maanaam commune Mermoz Sacré-Cœur mooy 150 millions yi ngir tey ñu faj nit yi nga xam ne ñi ngi yeewoo fii am problème ñu fet lañ ndax tey nit koo nga xam ne ni tey da nga jël lekk maanaam wérgu yaramam nga ne da ngay comparer ban la ciy jël doo ma ne lekk bi ngay jël kon tey il faut que ñun ñu xool suñu yan démarche yu ñu mën a taxawee fii ci biir commune Mermoz Sacré-Cœur def neen tey ay sensibilisation distribuer ay gel ak ay masque mais dafa am loo xam ne maanaam dafa war a commencer suñ ñun nii suñu bopp mooy te xam ne ni que feebar baa ngi fii feebar bi nag day reye ndax tey ñu muy gën a jàpp mooy ñu am diabète ndax ñu am yenn feebar yi ñooñu lay gën a jàpp mais di wax ni que ñu ngi def liggéey bi ñu ngi koy continuer di wax ni que nit yi bon leen sol masque di def ay gel ngir daal mucc ci feebar bi daal. Kitaan am na loo xam ne dafa am mooy que tey mairie bi dafa am na ñu doxalee ñoom mooy tey dañoo jàppe ni mairie. waaw conseil municipal la mais wante bu dee maanaam loolu noonu day am duñu dégager loolu wax dëgg yàlla tey duñ ko yëg. tey ñoom seen jim boo xoolee ñoom ñooy def seen sensibilisation ñoom ñooy dem distribuer tey du ñu yëgal benn conseil. kon nga bëgg wax ne que maire bi baax yëgoo dafa am. non loolu dafa am loolu moom dafa am loolu du mairie bii nii rek bëri na ci mairie yu am. bëri na ci ndax tey boo xoolee lu mel ni denrées yi ngay wax nii man mënuma concevoir commune Mermoz Sacré-Cœur ñi fi dëkk war a jot ci denrées yi tey ngay jël denrées yi di ko pàccoo di ko yóbbu maanaam ci yeneen commune pourquoi. image yaa ngi fii gis ngeen ko. comme joxel exemple. non tey du ma tudd parce que ñenn ñi ay kilifa lañ ñenn ñi ay militants lañ je les respecte beaucoup ñooñu aw ma lu may wax ak ñoom daal mais tey c'est pas normal tey commune Mermoz Sacré-Cœur dégager budget boo xam ne maanaam tey ci wàllum Covid bi la
urgence la nga war ko séddale waa commune bi nga koy jox tamit di koy pàccoo ci yeneen communes yi dañu am maire loolu la. bon c'est vrai que gis nañ ay images yoo xamante ne bon yii Soumbédioune la yii fenn nag. yii plateau la yii parcelle la da ngay yeggale yii Grand Dakar la mais loolu noonu est-ce que xaalisu commune bi la tamit. mais xaalisu commune bi la. c'est vrai que maire bi nekk xam nga commune bi moo koy def mais est-ce que xaalisu commune. xam nga kitaan il faut pas ñuy jaawale tey dafa am loo xam ne dafa am mooy que tey mairie bi man ci wetu mairie bi laa dëkk camion yiy dugg ci mairie bi loolu noonu wax dëgg yàlla lu waa mairie bi la moom tey nag bu dee nit ki da nga am sa xaalisu bopp nga ne da ngay dem jàppale ñeneen mën nga leen jàppale loolu amul problème mais bul jël ci xaalisu commune bi tey commune bi tey boo xoolee Covid bi comme ni nga ko waxee rek sentiruñu seen bopp tey feebar bi ba ci Covid ba nga déggee ba nga gisee boobu ba léegi nga gis ni que instant yi mairie bi dafa benn réaction nii may wax yow ne mairie bi est-ce que yaa ngi koy gis ci mbedd bi ñu ngi sensibiliser wuñu kenn kon tey lan la ñuy tal politique dafa am temps politique am temps liggéey gis nga nii dafa am feebar bu fi nekk nañ delloo suñu xel yi bokk ndey ak baay. commune bi nag dafa nekk commune boo xam ne ñoom namuñu dara duñu yuuxu duñu coow ndax ku nekk yàlla baaxee na la wante il faut que maanaam ñu bàyyi politicienne boobu noonu ngir tey nit yi di ñëw ñi xam ne feebar baa ngi fi ñuy bëgg politiquer maanaam tey seen ay gel wala seen ay masque. yow tey jii nii ban combat nga rek di porter foofu noonu pour que tey peut-être si délibération yi wala maire bi mën a apporter ay solution si kii si problème bi. même boo kaasee sax sa kaas du dem fenn parce que ñoom seen jëmmi bopp man conseil municipal bi da ngay gis ay conseillers yoo xam ne ça fait 6 ans du ñu xam ne ñu voté ñoom daal on vote ñu yëg seen loxo du ñu ne li ñuy voté lan la woon duñ ko posé. kon loolu am si conseil bi. mais loolu moo fa am du ñu voté laa wax ñoo xam ne maanaam dañuy ñëw conseil municipal dañuy ñëw toog ñu xur ñaaye bu voté ñoom ñëpp ñu yëkkati voté bu paree ñu jeex ñu ñibbi loolu am na fi mais je trouve que c'est pas normal tey gis nga nit booy ànd ak moom man tey j'ai pas de problème avec maanaam un individu aw ma problème ak kenn ndax tey balaa nga mënoon xam tey ñu daje aw ma problème ak kenn mais il faut que tamit des fois ñu koy teg ci yoon tey ki nga xam ne moo jiite mairie bi mooy nga xam ne mooy kilifa bi. laaj ko depuis ban année la gëj ñëw conseil municipal. non de maire bi nga bëgg a wax ni que du ñëw conseil municipal. dama ne laaj ko ban année la gëj am na yenn conseillers yoo xam ne sax nee na maire bi lu mu dul ñëw moo tax ñoom du ñëw. non mais Habib li ngay wax nii c'est extrêmement grave da nga bëgg a wax ni que le maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur bi nga xamante ne saa yu ñu waxee mu ne le conseil municipal a voté. si ndigalu conseil municipal ak affaire yooyu nga ne maire bi du assister si réunion yi. billahi wallahi watallahi sama baat ca kaw ragal ma lu may wax baat ça fait 5 ans wala 4 ans yoo xam ne tegul tànk conseil municipal budget annuel sax du ko voté li may wax dama ko dafa leer nañ ma ne wër jël sa micro ak sa caméra nga wër kër conseiller nga laaj leen. bu dee ku ne da ngay wax sa akulaay taala laa wax de. billahi wallahi tamit tegoon kaamil ma wàcc. man li ma doon dégg moo nekkoon ni que conseil yi ñëw. daal wul ñëw mais pour la première fois maa ngi dégg. ñu ne maire bi sax du ñëw. c'est le premier adjoint. mooy piloté muy Alioune Tall moom mooy premier adjoint sous-préfet mu ngi may seetaan bu dee li may wax bu dëgg laaj ko moom sous-préfet moom depuis kañ la gëj a gis baatu ñëw toog conseil municipal nga xam ne c'est grave. extrêmement grave. voilà. waaw bon ñu jógee si loolu mais ñu des toujours si conseil municipal bi. fi nga wax ne tuuti si mbas mi. mais ñu gis ne que temps yi am na beneen coow boo xamante ne moo ngi lëmbee commune bi. muy coowu boulangerie jaune. bi nga xamante ne nee na ni que suuf si conseil municipal bi moo voté pour que ñu def partenariat ak ñaari société mën ko tabax. lan moo sa xalaat si loolu. waaw Kitaan defe naa ni même boo ma posé woon sa question bi dinaa indi leeral tamit ci askan wi Mermoz Sacré-Cœur ñu xam li xew fii ci biir commune Mermoz Sacré-Cœur bi la xamee ci benn combat dañ ci dem jusqu'au bout tey mënuma concevoir nga bañal ma sàmm li bëgg ka defal ma dem tey mbirum foncier bi coow boo xam ne la ci biir commune bi mais xëy na comme li ma wax rek commune Mermoz Sacré-Cœur dafa am dëkkuwaay bi moo xaw a tubaabee ba nga xam ne ku nekk maanaam sa biir kër ngay tëju doo jéem a xam sax loo am à côté mais tey boulangerie jaune boo xoolee problème bi ça date depuis 2006 yàgg na Barth avant muy ñëw bu mu ñëwee jàkkaarloo waa Sacré-Cœur
ñu ne ko ah ñun de boo bëggee ñu ànd ak yow dañu bëgg nga fekk suñu combat muy terrain bi nga xam ne maanaam mooy 12000 mètres carrés maanaam boo ko doon xayma ci xaalis mu ngi doon 7 milliards 500 bi ko doon dagg di ko tontoree waaye yow loolu nga gis askan bi nga waxtaan ak ñoom ba askan bi nga juboo ak ñoom ci kàddu ñoom tey ñu ànd ak yow fal la nga nekk maire ba ñoom ñu mujjee gagné maanaam combat bi yow nga nekk maire nga leen askan bi yéen wax leen ma lan ngeen bébét ci terrain bi ma defar leen ko tey terrain football laa la wax de titre foncier baa ngi fii terrain lañ ci wax mais yow tey fekk nga terrain kay doo tabax benn terrain ah comme ni nga ko synthétiqué boobam nga defee ko tamit Sacré-Cœur nga defee ko Mermoz nga def pour kenn benn mer mais tey dañoo bëgg a dox suñu maay te ñun duñu ay ngaaka. mais man terrain boobu parce que comme ni nga ko waxee effectivement c'est 12000 mètres carrés. waaw d'une valeur de 7 milliards 500. ñu ñëw benn période dégg ni que dañoo signé ak waa 37.5. jox leen terrain bi ñooñu jox ko waa Auchan. Auchan moo fa nekk jamono ji. waaw loolu ñu ne déet waaye jékki saa waa déggaat ni que la des ci terrain ba ñoo ngi koy jox yeneen société pour que ñu tabax fa centre commercial. et que société yooyu noonu tabax buñ fa nekk di tabax dëppoowul ak yoon. que conseil municipal bi voté wul. projet boobu noonu. loolu la bëggoon tey nga leeral ko. xam nga dafa am loo xam ne nit yi dañ koy jaawale. gis nga dafa am délibération boo xam ne mooy bii nii nga gis nii bii c'était en janvier 2014 bii fekk conseil municipal précédent ñoom ñoo ko voté woon ngir lan ngir terrain bi ñu aménagé ko def ko terrain multifonctionnel. espace de jeunes était toujours était là muy Barthélemy. léegi li ñu voté woon léegi nag ñoom arrêté bii lu ñu koy voté délibération bii la ñu bëgg a suruxal ci bii nii nekk nii ñu ne que maanaam ñooñu noonu di fay tabax ci bii nii la ñu sukkandikoo. bii mooy daté du 30 janvier 2014 boobu fekk élection locale 2014 bi ñëwagul woon élection locale 2014 mi ngi woon juin 2014. kon tey bureau municipal bi du ñoom ñoo délibéré lii ñun bii lañ ñu présenté bii lañ ñu présenté. bii qui date. bii. de 2020. 26 octobre 2020 ñun bu ñu ko présenté am na bii am na beneen bu ñu ko présenté nga tamit conseil municipal bi dafa am ñoo xam ne yàlla may na leen xam-xam di leen nuyu de passage ba ñu ko présenté ñu ne leen waa kii kan la ak kii lan mooy mébétam ci biir commune bi ban avantage la waa commune bi ci jël mais ba nii ma la wax ni tontu amu ci yow centre commercial nga dégg de. waaw yow ma au moins installé mais am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk foofu xamuñu lan moo fi am ki nga xam ne mooy représenté maire foofu noonu muy chef de quartier bi. bàyyi ñu liiral leen ko délibération autorisant le maire à signer une convention de partenariat avec la société SMK pour l'aménagement de la partie restante du terrain de la boulangerie. waaw partie restante nga wax. putain da ngaa jàng. waaw déet mooy li ma la wax sànq. waaw benn partie bi waa Auchan 37.5 lañ ko joxoon. waaw. waa 37.5 jox ko Auchan. waaw léegi beneen partie bi des moom moo nekk nii la partie restante. waaw léegi ñoom lu ñu doon xeex ci littoral yi wala lu ñu doon xeex ci yenn espace yi fii ci biir commune bi seen combat yooyu noonu loolu la ñu war a jëfee mooy maanaam ci terrain boulangerie. maanaam tong-tong wax ne ñoom li ñuy xeex si biti. moom la ñuy def si biir. ci biir ñu ngi tong-tongee laa wax commune bi. jumaa bi nekk fii nii jumaa ji xam nga ni tey jumaa ji dafa am nit ku ko jël. nit ku ko jël moo ko tabax. te déggoo ko mu coow. tey espace yi nekk fii nii ci cité Keur Gorgui mairie bi daf ci war a xeex dem ci jusqu'au bout ànd ak population bi mais tey da ngay gis ëpp coow am na nga toogaat déggatoo coow li ci coow yëpp nag. mais lan moo waxal noonu. ah mais da nga koy laaj kilifa bi la moo tax combat bi yeggaliwu ko parce que tey amoon na littoral bi. vidéo yaa ngi fi Guy Marius Sagna ñëw ak ñeneen ay député am na ñu fa ñëw léegi yow ngay xeex loolu yow nga bëgg tamit imposer ko Sacré-Cœur ndax doyal nga ci commune bi na rafet daal na rafet. waaw donc tey jii nii yow fi mu nekk nii kon da nga jàpp ni que am na loo xamante ne dafa ñuul ci soow bi. dafa ñuul concernant délibération bii nga xamante ne tey jii nii maire bi moom nee na ni que moom moo ko jox autorisation. waaw pour que mu céder partie terrain boobu noonu. loolu moom autorisation boobu xam nga fan la génnee. mais yow fa tawoo. ma ne dama ne man waxuma la man sax
conseil bi dañ ko voté wul. ñi ànd ak moom ak ñu àndul ak moom ñëpp dañ ko voté wul amul benn conseil bu mën a yëkkati loo xam ne ma voté na ko. mais kon papier bii nii moom mi wax ni que moom on l'autorise kon fan la papier bi. voilà conseil municipal dafa am nu muy demee fii Mermoz Sacré-Cœur lii ci jour conseil bi li la koy jox papier bii. dañ la ko jox avant normalement dañ la ko war a jox su lay indi sa convocation ngir nga mën a saytu lan moo war a ma lan ngay voté mais tey xaar ba maanaam nga ñëw ci bés bi ñu jox la lii léegi nag ñu bëri nag ci lii la ñuy saytoo jékki pour mën a voté. mais lii sa bés ba nit ñi voté wuñ ko. voté wuñu ko. mais kon lan moo tax kon ñee commencé tabax parce que image yaa ngi fi nit ñaa ngi tabax. waaw mais loolu dañ koy laaj kilifa bi kii neex premier adjoint bi muy sama xarit sama doomu ndey muy Alioune Tall dama ko posé question bi ma ne ko monsieur le maire waaw yéen mbirum pôle boulangerie Chaume bi doo leen ci wax bu kilifa bi génnul yow mi premier adjoint bi génn mu ne ma non loolu moom wax dëgg yàlla Barth loolu moom Barth léegi Barth waaw léegi yow moom nee na xamu ci sax moom xamu ci dara nee na moom xam nga tey loolu c'est grave xam nga loolu c'est grave ba pare amul benn convention boo xam ne maanaam dañ koy ñëw teg si table bi nee nañu lii la ci délibération yépp nag amul benn depuis 2014 ba léegi amul benn convention dañu teg si table bi ci luy mënti délibéré. mais man su ma defee un petit calcul terrain boobu noonu nee nañ 7 milliards 500. actuellement nii mën nañ jàpp ni que terrain boobu joxe nañ lépp. te budget commune on peut dire que ça tourne autour de 2 milliards 400. waaw kon war nañ mën a am plusieurs années de budget. si terrain boobu loolu sax. waaw mais dama man li ma bëgg a xam mooy xaalis boobu noonu anamu. ñoom nee na dañ ko loué. ah danoo loué terrain. nee na dañ ko loué waaw dañoo loué kooku pour 20 ans xaw ma. man xam nga mais ba tey même bu ñu loué pour 20 ans. waaw am na loo xam ne war na dugg. waaw loolu noonu moom laa lay laaj nag ma ne la loolu laaj nañ ko ñoom loolu ñun xamuñu. ah waaw monsieur le maire boo nu mënee may peut-être benn émission comme ça nga mën a indi ay leeral si par rapport li sëñ Habib Mboup wax parce que actuellement peut-être on peut dire que c'est des faits qui sont si elles sont avérés sont assez graves concernant la commune de Mermoz Sacré-Cœur. xam nga ma wala beneen affaire. moom monsieur le maire moom dafa am lu mu doon bañ. mooy que terrain bi ñu tabax ci terrain bi ñu tabax ci laa loolu la doon bañ. waaw mais terrain bi boo la xoolee fondement yooyu noonu ak poto yi ñu taxawal loolu tabax. tabax la loolu dina xam nga. béton la de. béton la xam nga. waaw mais moom loolu tey la moo tax mu dem ba à la dernière minute dellu gannaaw jël espace boobu noonu boo ko jox man xam nga man vraiment man dafa am loo xam ne daf may metti ci biir commune bi tey da ngay nekk di xeex dara nit yi di ko gis bu ëllëgee ñu commencé ne xaar balaa dernière minute bëgg a taxaw ñee non 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 lii dul yoon lii terrain la Sacré-Cœur 3 espace boobu rek la ñuy dese 2 voies la ñu amoon BRT bi ñëw na foofu noonu xar ko kon tey terrain espace boobu la ñu mën a am terrain de détente bi ñu mën a toog féexlu ak seen njaboot dañoo jënd cher dafa am ñoo xam ne dañoo jënd Sacré-Cœur ay terrain yu cher ngir ñëw dallu fa kon tey am na yoo xam ne jox leen cër gi daal man tey mënu ma concevoir tey man ma dëkk Sacré-Cœur nekk conseiller yow ñu lay poser question bi nga ne yow doo ci tontu pourquoi parce que bëgg lu neex Barth il faut qu'on arrête. ñu defaale noonu benn transition xam na ni que da nga jiite benn mouvement bu tudd Vision Nouvelle. ba pare nga nekk candidat. donc tey jii nii yow peut-être tey Habib bés bu tey population commune Mermoz Sacré-Cœur jëloon ñëw ne la Habib yow lañ fal maire. lan mooy doon peut-être say première décision par rapport ak gestion commune bi. question bu rafet nga ma posé. gis nga tey comme li ma wax nii tey du Habib Mboup rek. tey c'est un groupement de jeunes et de femmes ay mag yu ci nekk ñoo xam ne tey ñooy suñu ay sages tey commune bi dafa neex a defar une mairie ce n'est pas une partie politique mairie tey benn gestion la boo xam ne maanaam tey da nga ko war a taxawal ngir ku nekk couche bu nekk maanaam sentir ci boppam mais tey mënuma concevoir tey man ma ne damay nekk maire dama bëgg a opter nekk maire ñëw tey ñu fal ma nekk maire ma jël tey sama ay militants ñëw dugal lañ ci biir mairie bi commune bi dafa am ay jeunes ñi jàng ñi yàlla may. tey commune bi lañ waroon sensibiliser jàppale leen ku nekk maanaam ci li nga jàng ñu xaw la ci dugal insérer la ci. am na ñoo xam ne tey boo leen jàppalewul du ñoom ñooy ñëw ci mairie bi am na ñoo xam ne seen ngor mayuñu leen ñu taxaw ci mairie bi tey ñooñu ngay jël recenser leen xoolal créer say ay emploi
on peut créer ici on peut pas donner des emplois mais on peut créer des emplois tey espace yaa ngi fii y a les parkings y a des espaces yoo xam ne dañoo jël tey jox ko tey ikitaan sama xarit la xaaral ma jox ko espace bu parking bi kooku tey mënul la génneel tey kooku noonu si jëm pas de porte bi du la ko jox du la ko génnee. lu fi am c'est catastrophique tey di nga gis man xam nga man tey bu doon tey entrepreneur laa tey su ma dugaloon sama dossier pour maanaam benn marché ala kulli àll duñu ma génne du génn. nga teg loolu fan. non du génn parce que ànduma ak ñoom tey marché yi ñu ngi ko jox ñoo ñëpp ci mairie bi depuis boobu ba léegi nii parce que dañoo ànd ak ñoom te c'est les mêmes personnes dafa mel ni commune bi kon amul ay entrepreneur amul ay nit yoo xam ne maanaam am na expérience. mais moom de mooy kii maire bi nee na état bi dafa dagg si moom lu toll ni 700 millions. dama ne mairie bi état la mairie bi état la. moom àndul ak état. dama ne wuy ma voilà li état di def. kon moom noonu lay def ci commune bi. nee na danoo jël si xaalisam lu bëri lu takk lu ma 700 millions. waaw yow dama ne loolu yoo la ko wax mais loolu waxuñu ko ñun. non de moom kay moo def conférence de presse. waaye dama ne wii ma état bi lan la fa laal lan la coupé ci moom nañu wax lan la ak fan la ko jëlee. mais nag c'est redevance yeeg taxe yeeg affaire yooyu noonu. waaye xam nga doon dugg léegi ñu jël ko yóbbu ko ville de Dakar. waaw loolu du moom rek non loolu du moom rek yeneen communes yi tamit kon dañuy yuuxu moom na sant yàlla te xam ne ni yeneen communes yi tane na yeneen communes yi tey amuñu budget 1 milliard moom yàlla xëy na maa ngi koy sant sax budget bi mi ngi ko fekkoon en 2009 ci 300 millions. tey kon loolu. sant yàlla. loolu du question de liggéeyam xam nga tey commune bi dafa am nu mu bindoo commune bi chaque année day yokk budget bi day yokk. mais en 2009 moo ko fekk ci 300 millions. 2009 budget bi on était des communes d'arrondissement. ku fi liggéey baax na ku fi liggéey am na sama yeneen naataangoo maire yoo xam ne dañuy liggéey. te doo leen mu gis mukk ñuy nekk ci télé bi di yuuxu di kaas te ay opposant la yow mii xam nga ci dara am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey te waxuñu. sama vision moom laa la wax tey ba senser les jeunes. suñu commune bi def naa ni kenn ëppale wuñu terrain basket ci commune ci yeneen commune yëpp tey terrain yu espace bi ne yu def nañ ko terrain basket. comme si que maanaam ñun wax dëgg yàlla suñu doom yi ay basketteurs la ñu war a doon non dañuy waxtaan tey jardin yi nga gis nii yan jardin public nga gis mairie bi defar ko wax ma. gis nañu Karaay am na jardin public. waaw. 2 voies. déet bu ma nee loolu jardin public la. Allez Seydou Taal bi loolu du jardin public non. am na ay bancs daf leen fa ay fleurs ay affaires. xam nga kitaan wi ma ñun dafa am loo xam ne ñun conseil municipal bi dañoo war a génn. bancs yi nekkoon ci 2 voies Sacré-Cœur yi li may wax. ma ne kitaan li may wax yow jarul sax ngay wax demal xool bancs yi nekkoon ci 2 voies Sacré-Cœur yi ñëw indi sampal ñu ko fii duñu waaye ñun tamit ñun dañoo mën a dóor ñun dëkk ci commune bi ñu dóor. dama ne bancs yooyu noonu yu ñuul yooyu nga gis ñu peinture ko ak peinture bu ñuul 2 voies bi la nekkoon ñun dañuy doyee fleur yow balaa ngaa wut fleur nga wut nit ngi maanaam di mën a gaare. tey boo xoolee commune bi Baobab dafa am nu mu tëree Baobab boo xoolee ay ruq la mais kër yi dafa am ay nit yoo xam ne dañoo yore seen ay oto war ko mën a gaare pourquoi 2 voies bi mënoon na ci am projet bu garaaw mais tey xoolal tey 2 voies bi basket terrain pétanque bi ba ma leen interpellé lan la ma ñu ko wax nee na ma entrepreneur bi la ñuy porter plainte parce que moo tardé liggéey bi ma ne leen yéen bàyyi leen li ngeen di def. waaye dama ne oui ma loolu yëpp ay dóor la. dama ne conseil bi passé bi dama leen interpellé ci Allez Seydou Taal bi ñu may wax ay waxu ay porter plainte ba léegi 4 ans may topp ci bii mooy xanaa xamoo bii mooy premier projet en 2014 mënu fexe ba pare ñu ngi inauguré ay poste de santé mais projet bii nii lu tax duñ ko laal man maa fi njëkk a organiser ndogu à table laa la wax te vendredi laa def vendredi prochain nga gis waa mairie ñëw fekk ma sama fief tamit dafay organiser ndogu foofu Abim Mboup moo fa ne kese dong ku dul man maa fay conseiller municipal buy dugg ci askan bi déggoo ma ni lu askan bi soxla ma ciy taxaw. yaag Barth yéen doon nekk matin midi soir. nga nekk daanaka même on va dire bravoure. nga dugg prison du benn du ñaar wala boog plusieurs arrestations daal kii nga ko def nañ la ko. ndax compagnonnage bi nga doon ànd ak Barth ñu jékki saa rek gis
diggante bi ñagas ñu bëgg xam loolu noonu lan moo ko waral. Kitaan waaw Barth xam nga man ak moom amuñu problème. déet am ngeen problème kay. parce amuñu que yéen a doon àndatoo leen. amuñu problème su may ne amuñu problème mooy ni que jàppantewuñu dans quoi man ak moom ay frère lañ ñu ngi doon ànd bu rafet vraiment mais il faut pas nit yi tamit di jaawale ànd ak wàllum liggéey tey Kitaan sama xarit nga tey su ma bëggee des fois ñuy ànd suñu ànd gën a yàgg foog ñuy waxante dëgg ndax dëggay njëkk dëggay mujj wante si soo dee maanaam Habib dëgg yu mu lay wax da lay metti ba nga mën a téye sa bopp damay ne loolu yàlla na la yàlla may xolu muñ Barth lu ne defal naa ko moom tamit defal na ma lu ne ñu ànd boo xam ne maanaam ànd bu rafet la wante des fois da ngay tollu moment boo xam ne nit yi dañuy yàq man lu ne waxal ne ma ko toog nga fii dégg ni Habib recevoir nañ ko palais yëkkati alal bu takku. Habib recevoir na la palais. waaw yow recevoir na ma kan moo ma recevoir palais. yow Habib Marème Faye Sall kii wala yëkkati enveloppe bu duun jox la ñu jékki saa yi gis la ak Amadou Ba. jékki saa yi gis la ak Aly Ngouille Ndiaye. waaw xam nga nit yi dañuy jaawale xam nga sénégalais comme li wax rek suñu policiers sénégalais yi aayuñu mais nit yi ñoo aay ci wax. xam nga tey Marème Faye Sall maa ngi koy nuyu présidente moom dafa ma ñëw jaale si ci biir jaale si bi la ñu gisee ci laa koy doogu teg bët. ñu yëkkati lu duun jox waaw mais tamit moom comme fu mu koy defee ñëpp fu mu dem jaale si joxe jaxal la joxe te bu mu joxee jaxal laalu ma jaxal bi man laalu ma ko buñ ko joxee ki ñu ko war a jox pare naa ci. Amadou Ba ma recevoir le lendemain ministère des finances ba ma gisanteex moom dama ko wax. non boobu moo nekkoon ministre avant élection yi la woon. ba ma recevoir ma wax ko suñu mébét suñu biir commune wax ko maanaam tey lan laa bëgg mu jàppale ñu. mais yow Amadou Ba si ban cadre la recevoir parce que ba jamono boobu. yow yaa ngi continué woon nekk ak Barthélémy Dias. si ngay doog a génn. arrestation bi non man a Barth sama problème wax moom ça date depuis 2018. kon bien avant même arrestation bi. voilà. mais pourtant arrestation. Barth bu mu génnee. waaw moom waaw mais c'est normal parce que dañ maa tooñ ñoom tey ñooñu ñu jàpp. non fi ma bëgg a waxee mooy ni que yow bi lay jàpp. waaw c'était en 2019. waaw. yow nga ne yaa sa problème yaa Barth 2018 la. waaw 2019 bi lay jàpp. Barthélémy Dias nga doon campagnal moom nga doon défendre ay cause am. 2019. ah waaw man. nekkul woon affaire wu Sacré-Cœur xaw ma ngeen taaloon xaw ma lan affaire yooyu noonu. non du man de. ah non du loolu. li tax ñu arrêté ñu dañoo jàpp ni woon que man dama bokk ci ñoo xam ne ñoo tas meetingu Marie-Lo bi. waaw boobu fekk man boobu mën a Barth tàggoo nen. ah bon boobu fekk na mën a Barth tàggoo nen. yàggoon naa. non man kaay ma wax la mën a Barth sama problème moo tax nit ñi comprendre ñu woon mën a Barth xam nga kenn la ñuy neexantewu bañ ko jàppee woon moom ba nit yi daan jógee mairie ba di dem ci moom. di koy wax naka sudul noonu di koy jaxase ak nit yi. xanaa daaw ko seeti naa ko man su may seeti nit prison c'est parce que daf surtout maanaam moom mi kilifa du ma dem chaque jour lu mel ni ku dénkumpa. kon daal su ma la déggee nit ñi ñoo ñagasal sa diggante. waaw loolu dafa am. maa ngi am kenn koo xam ne témoin la dem si yàlla Idrissa Diallo maire Dalifort mi ngi doon dox suñu diggante ndax moom yëg na problème monsieur le maire Pala Samb tamit yëg na suñu problème. Cheikh Gueye maire Dieuppeul Derklé yëkk na suñu problème loolu pour le dire que c'était avant bu mu génnee nag la changé melokaan mais ni xamutul Habib Mboup Barth day def réunion di may seppi ci réunion bi di may ne bokkoo ci réunion bi te man mii ku xam-xam ne ni réunion bu amee samay jeunes man maa leen di convoqué Barth tey bu demee ba sama diggante moom audience di am man même bu dul sax affaire de frère mais man je suis un maire je suis un conseiller municipal j'ai le droit mu recevoir ma. mais moom moo dugaloon si liste. mais parce que dama ko fighting. man kenn jëkki rek jël ma rek maanaam sànni ma nii ma dem dugg ci non dama jaar norme yi dama nekk responsable des jeunes socialistes parti socialiste moi je suis un socialiste dama ko fighting ba tey ñu dugal ma liste ci liste proportionnelle bi loolu la. sa digganteeg Amadou Ba. waaw ñu ñëwaat si. Amadou Ba ñetti yoon laa ko mës a gis ci àddina
ñetti yoon benn bi dem si yàlla Ousmane Tanor Dieng bu muy mayee doomam ville première fois boobu laa koy doo gis ñaareel bi bu muy ñëwee di jaale si suñu kër ñetteel bi mooy bu ma recevoir ministère des finances boobu noonu bu mu fa recevoir laa ko gëj a gis laa ko gëj a teg bët moom mu ngi may seetaan. sa diggante ak Aly Ngouille Ndiaye. Aly Ngouille Ndiaye kooku leneen la kooku moom sama diggante du politique man ak moom Ali cellule de com laa bokk di liggéey di ko jàppale ndax sama nit la kooku moom même bu doon tey nombal tànk amatu ko sax déggoo ma de sama nit la waaw nit ku gore ngi noonu nag nit ku am taalibe ngi noonu man genre yooyu laa mën a defantal. mais Habib yow ku xool sa parcours tuuti. effectivement gis nañ ni que bon jot nga am. bëgg ñoo jëflanteel. kii di Juliette. daal ngeen ànd ba tuddee nga ko doom sa taaw moo nga tuddee. waaw. nga ànd ak Bart. ànd ak Marcel. est-ce que du Habib dafa am tempérament boo xamante ne wala lan la fa. maa ngi nuyu l'honorable député sama jigéen la. xam nga ko tuddee sa taaw moom kooku du sa noonu du dëgg wante politique moo waraloon ñu defoon nii mais amuñu problème man ak moom ndax ñu ngi déggante man ak moom loolu moo nekkoon suñu coow. Juliette sax laa xamee woon. waaw mais Juliette ci Bart la nekkoon. Juliette moo nekkoon directrice cabinet wu Bart. mais yow jeune Juliette nga woon. waaw mais jeune Juliette. moom moo nekkoon sama présidente tamit moo nekkoon sama responsable comme présidente des femmes socialistes ci commune Mermoz Sacré-Cœur. Aliou Tall nekk secrétaire général ñu xam nga parti social dafa am parti socialiste da ngay respecté ki la mag. ki la jiitu mooy secrétaire général président man maa nekkoon responsable des jeunes c'est normal. sa diggante ak Marcel. Marcel Diagne waaw Marcel sama xarit la sama doomu nee na barki dem na ñu ngi déggante waaw. ma ne dama ne sëñ bi amuñu problème fii ñu toll nii dëkk bi amuñu problème nit yi ñoo bëgg ñu am problème mais amuñu problème. sa diggante ak Akon. waaye yow tamit yow luy dugg ci diggante di wax diw waa yow non c'est que xam nga nit yi des fois dañuy jaawale amitié ak maanaam relation boo xam ne maanaam c'est personnel même tey ay ñoom Akon yi ngay wax nii ak yooyu noonu ñooñu xarit lañ ay xarit lañ mais du lenn lu may liggéey ak ñoom du dëgg yàlla dafa ma jégalee ma am ay nit yàlla dafa ma jégalee ma am ay xarit am ay nit yu sincère nit yu gëm seen bopp tey loolu yàlla moo ko def ci man loo xam ne mun moo ko yow yaa ngi nii yow sama xarit nga ah bu dul maanaam politique waaw dañoo yàgg kon tey Sénégal jàmm la daal affaire bi amul opposition amul pouvoir man muy côté opposition moom fekkee nga foog ne opposition laa far bu ma demee pouvoir nga foog ne pouvoir laa far ndax ñoom ñëpp laa yemale man sama nit du ma jël politique di ko teg suñu diggante. am na ñoo xam ne nag loolu moom mooy seen kii am na ñoo xam ne tey Habib far na côté état léegi noonu Habib suñu noonu la te du loolu politique bu mu tax tey bëgg boo ngi nii ak kii nga Alassane kii Ouattara tey ñooñu loolu war na yeeku ne ñaata nit ñoo dee ñaata doomu aadama anamu tey Khalifa Sall bu mu génnee président Macky Sall recevoir ko Sénégal jàmm rek a fi xaj nit yi nag ñooy jaxase nit yi. loolu mooy feebar bu gën a garaaw nañ ñaan nit yi seen xol yi ànd te bañ a jaawale loolu rek laay wax. Habib ñu amoon mbégte. waaw ak contentement dalal la fii si sama town. nekkoon yàgg nañ si wax nag yàgg si dox. dëgg la. tey la que suñu borom dogal. ginnaaw ba ma sante yàlla julli si yonent bi sant samay ñaari waajur ñaan sama waajur bu góor bi tëdd Tiwaawoon yàlla na ko suñu borom xaare àjjana sama waajur bu jigéen bi fi des yàlla na suñu borom bàyyi ko fii ba ci kanam bu mu fekkee yëpp. tey damay sant sama famille ndax tey sama famille bu ñu ma doolewul kenn du ma dooleel ndax ñoom laa am di sant fi may yeewoo muy waa commune Mermoz Sacré-Cœur surtout waa Baobab aw ma seen fay di sant waa Sénégal di lancer un appel à la jeunesse tey ñun ñoo war a defar réew mi il faut pas que jeunes yi di fàttaliku que joxe 30 000 wala 50 000 bu élection jeexee léegi yow à quelle fin 50 000 boobu bi nga lekk noonu wala 30 000 bi la jox noonu ban njëriñ la amal il faut que ñu xoolaat suñu bopp xam ne ni que fii ñun rek ñoo ko mën a defar di lancer un appel tamit à la jeunesse ñu dem inscrire ci liste électorale yi. parce que commission yi boo xoolee au niveau de la commune de Mermoz Sacré-Cœur mi ngi fii ci centre socio-culturel bu Liberté 4
képp koo xam ne am nga 18 ans jegeel képp koo xam ne sa carte d'identité tamit dafa réer demal nga ut certificat de perte nga ut sa kii bi nga ñëw ni defar la ko tey daal comme li ma wax rek émission bi xaw na neex xaw na tàng ndax OK Info defe naa ni ñoom ñooy site boo xam ne tey commune bi defe naa ni ñoom ñëpp xam nañ képp koo xam ne homme politique nga ci biir commune Mermoz Sacré-Cœur xam ne leen kon tey ñu ngi leen ñaanal tey yàlla na suñu borom yokku leen ba lii nii xam ne ni moom ngeen tàmbali yàlla def ko mu nekk ay télé ba ñëpp di si yëg seen bopp asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. waaw mbokku okinfo.com mi nekkoon seen émission Sama Town tey nag comme ni ngeen ko gisee ñu dalaloon kii di Habib Mboup nekk conseiller municipal à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur nekk président de la commission jeunesse et emploi foofu noonu si mairie bi nekk président lii di mouvement Vision Nouvelle nekk tamit candidat si élection locale yi nga xamante ne ñoo ngi koy dëtmal si weeru janvier bii di ñëw di leen jaajëfal wasalaam.